Je relève le défi de mon cher collègue Paul Kagame, président du Rwanda. Je vous invite, vous aussi, à faire de même pour barrer la route à la propagation de la maladie Covid-19. Ouvrez le robinet, mouillez les mains, versez du savon dans le creux de votre main, frottez-vous les mains, les doigts et les paumes. Prenez votre temps, cela peut durer plus de 30 secondes. Entrelacez vos mains pour nettoyer entre les doigts. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Rincez-vous bien les mains. Séchez-vous les mains, si possible avec un essuie-main, et fermez le robinet avec. Asalaamaaleykum Sénégal waaw dellusiwaat nañ def naa mbir mi leer na quoi junji doy na boroom xel dellusiwaat nañ comme niñ ko defee chaque jour rek di leen indi li nga xam ne si moo xew fii ci Italie waaw tey jii nag fas nañ yéene boole la ci tamit li nga xam ne si moo xew ca Sénégal waaw au moins daañ ko jéem pour gars yi nga xam ne si ñoo ngi ci àdduna bi ña nekk Sénégal xëy na daañ ko dégg information yi comme fii ñi ne fii ni ñu mën a dégg information yi ku nekkul Sénégal xam li nga xam ne ca ministère de la santé la jógee ngeen mën a suivre aussi cas yi nga xam ne am na Sénégal gannaaw am na fa ba léegi ñu mën di leen ci jéem a booleel lool tamit quoi lépp ci gën a leeral rek gën a sensibiliser nit ñi pour ñu bañ a déglu fake news yi mais ngeen di déglu li nga xam ne si moo jóge ci ministère yi li ma leen di wax man fii ci Italie ci ministère de la santé lay jógee Sénégal aussi jël nañ comme mesure yi ñi yor presse beeg kenn mënul dem di inventer mais chaque jour ministère bi daa ñëw wax li nga xam ne si mooy date réelle yi comme ni ñu koy defe fii def naa loolu mooy information bu gën a correct voilà sinon da ngeen dégg ci site yi wala groupe WhatsApp yi ñu wax leen ay chiffres ay numéros yoo xam ne si du méngoo ak liy dëkk voilà Italie affaire yi yokku na mais aussi gis nañ benn tendance quoi ci diggante mercredi ba passé jeudi vendredi samedi dimanche affaire yi ñoo ngi wàññeeku bien que numéro yi dañ rëy ba léegi mais buñ confronté démb ak tey suba dañuy gis différence yoo xam ne au lieu muy yokk toujours dañuy gis ne dina manqué quoi voilà fu mu doon nekk 200 maanaam tey jii buñ xoolee dana nekk 180 bu ëllëgee ñu xool mu nekk 160 donc xam nga kooku moo gën bu nekkee 200 suba ñu naan 300 wala 400 waaw ñu ngi def confrontation yooyu di dalal xel ndax loolu li ko waral mooy bloc yi confinement yi def nit ñi tëj ci kër yi tu vois affaire yooyu moom moo koy wàññi parce que Chine bee bu ñu demee ba ñetti fan te amuñu benn cas de contage respecté loo nit ñi li nga xam ne si mooy indication yuy jóge ci état bi ñu war ko respecté Sénégal dégg nañ démb rafetlu trop son excellence le président Macky Sall règle yu bees yi mu génne voilà j'espère que peuple bi déglu ko te bañ a def je m'en fous waaw li gën moom mooy nañ ko appliquer à la lettre waaw sinon na yoon dal ci seen kaw lii moom président koo dal ci kawam yëpp yow la peuple bi àndal waaw ki naan la sangul sa taar la bëgg ku ci dem nag bañ la ciy dóor wala ñu la ci tëj di la ci jàpp di la ci sanctionné xamal na yaa ko mérité waaw te bañ a déglu borom dëgër bopp yooyu man je m'en fous lu ma neex laay def man lii man laa non nee naa la ku ci bëgg a xaru wutal ndànk sa buum bul tàggu kenn nga tàkk li nga yor rocceeku ba ci àll ba garab yi bare na nga wékk ko fa xam nga boo wekkee nga yeew sa bopp quoi voilà mais booy deel yow booy feebar di nëbbatu di làqatu sa problème bopp la mais yaa ngi cay lor sa njaboot yaa ngay lor ñeneen soo feebaree génnal nga wax ko ci loolu di seet ki nga xam ne si le député Moustapha Guirassy dégg ngeen def na vidéo nii lañ war a def Europe fii noonu lay amee ay personnalité publique ay personnalité politique dañuy am positif au corona dañuy gën taxaw wax ko
qui c'est un député de la République du Sénégal Moustapha Guirassy génn gis ngeen vidéo bu mu def dem ñëw ne moom testé nañ ko mais il était positif donc mi hôpital ñoo ngi koy faj voilà loolu lañ war a def voilà mun ko xam ñan la nekkaloon en contact ñu jël ñooñu mun leen contrôler waaw mais ku ñu ci positif comme ni ma ko déggee booy bi ñu ne ko da nga positif mu ne wëqat daw ñu koy wër xamuñu fu mu nekk kooku day dem këram ne muut ne pat wàll waa këram ngoog yépp problème bi di gën a yaatu yow bu ñu la da nga positif santal yàlla nga xam ne teel nga ko xam dem ñu faj la comme ni ko député bi defee membre TF groupe Futurs Médias bi def ko ñoom ñu génn def wax ko nit ñi coronavirus du gàcce du sida loxo bii ma jox la ko ñu leen di wax raxas leen ko désinfecté leen ko pour loolu la parce que boo juumee ba jox ko nit wàll nga ko kook nga ko wàll lan la ci nëbb lan la ci làq kan moo koy xool naan non dafa am coronavirus nangam di ci am ñeen commentaire kooku Sénégal yu tëj yi ñoo koy def dégg naa ci cas boo xam ne si dañ dégg kër gee am na coronavirus ñu dem fàq ñoom ñëpp dem di seetaan lan ngeen di seetaan lan seetaan boobu ngeen dem dajaloo mun ngeen ko fa yanu yéen bu ëllëgee yéen lañu ñëw seetaan si coronavirus lan lañ ci dem di seetaane mel na sàcc buñ jàpp nañ sàcc waa ko ñu fàq ñëw di seetaan quoi ñooñu di daw waa kër googu di leen moytu te xamoo ne yaa ngi daje di nuyu ay doomu aadama yoo xam yan nañ la ko yow te balaa yàgg di nga ko gis kon moytu leen te màndu topp règle yi waaw état bi nañ ko appliquer à la lettre amuñu ci xool diw ma Samba ak ma Demba voilà ku wàcc règle ba nañ la teg ci règle comme fii niñ koy defee kaso sax bu ci amee na am tàppe yi naan man bañuma ci kaso boo nee du ma julli damay julli ji ba nañ ma teg wala sama bakkan laa ci teg te ay tàppet lañ bu malaaka miy jël si ñëwoon wàcc dama lay jël si nga dee ñu tàkk li ñu jor ba dëgër fly la ñuy def waaw mais buñ nekkee fi réy lami diw laa gëm man maay lii du ma dal du ma laa du ma lii man du ma topp ay règle Macky Sall moom dafa naan wan na leen mooy kan yabu leen ko waaw Macky Sall miix pat jëf te du wax kooku moom leer na kon nag na ngeen def attention bu baax quoi voilà vidéo yi tey naa leen woon après ay quelques vidéos ay marché caaro yeeg affaire yooyu li fay am mel ne interdit wuñ dara quoi di ci s'en fout voilà damay dàq sama wërsëg toutes ces choses on va en parler mais léegi ma jox leen li nga xam ne si mooy résultat yi fi am démb waaw parce que même bu Sénégal bi bu démb laan jox lundi tey la mardi bu fekkee ne mercredi naa leen jox bu tey ji kon nag lii moo xew fii lundi total bi 63 927 la waaw ñi nga xam ñoo ci positif ci ñooñu 50 418 lañ ñi nga xam ne ñoo ci wér 7432 ñi nga xam ne génn nañ ci àdduna 6077 la waaw foofu tam xool nañ kaa yi li mu doon wàññeeku na tuuti bien que ay chiffres yi ñuy wax dafa rëy parce que naan ay 600 personnes faatu nañ 651 bu ko nekkoon tey ji mu nekk 602 nga xam ne wàññeeku na tendance boobu moo ci nekk mais xam nga 600 personnes di faatu par jour kooku moom kenn mënul ne lu ndaw la voilà donc 6077 génn nañ ci àdduna waaw ñi nga xam ne ñoom lañ ci entre hôpital ñu am symptôme bi mooy 20 692 personnes ci biir ñooñu ñi ci nekk en thérapie intensive ak machine bi 3204 lañ waaw ñi nga xam ne ñoo ngi en quarantaine obligatoire waaw mi ngi mel ne ñooñu nga xam ne si ni ma la koy misaale ñoom la député bi Moustapha Guirassy amaloon contact ci fan yi ñooñu bu ñu leen gisee dañ leen di def en quarantaine obligatoire woon amuñu droit génn ñoom voilà ñooñu boo leen dajalee ci Italie 26 522 la ok donc province yi nga xam ne si nag moo ëpp ay malade mooy Bergamo bi ñu nekk ñoom ñu ngi 6471 Brescia topp ci ak 5905 Milan 5326 Cremona 2925 Lodi 1817 Pavia 1444 Monza 1130 total bi nga xam ne si moo nekk ci province yi nekk ci Lombardia ñu ngi ci 28 761 cas waaw bu ñu demee fee Emilia Romagna ñoom tam Piacenza 1885 Parma 1364 Reggio Emilia 1369 Modena 1114 léegi ma boole leen ci def naa Torino aussi
li ñu leen di wax tamit ñu dolli ko ci parce que am na ñoo xam ne si côté boobu lañ nekk ñoom tamit vraiment Veneto moom li fa ëpp ci Padova moom moo ci ëpple am na ku ma doon laaj ci keroog ndax Padova am na Padova ñoom ñoo fa ëpple ay cas ñoo ngi ci 1371 voilà ci Veneto bi yëpp 5505 ñoo fa am boo demee ci Marche dëkk ba fa ëpp ay malade ñi nga xam romb nañ 1000 yi mooy Pesaro 1312 am nañ ko Piemonte ñi ma doon laaj Torino aussi ndax am na fa donc Torino ci dëkk ba ci boppam Torino ville ñoom ñi ngi ci 2198 cas ok donc boo demee Toscana ñoom àgguñ benn àggu fa 1000 ba fa ëpp 548 la muy Firenze ci dëkk bi mooy dëkk bi ci gën a mag mooy ville capitale bi boo demee Campania Napoli ci boppam ñoom àgguñ 1000 cas mais Napoli ci boppam ñu ngi ci 543 nga dem Lazio région Lazio Rome moo fa ëpple Rome ville bi 1171 cas waaw boo demee Liguria ñoom amaguñ 1000 cas ñoom ña fa ëpple mooy Genoa ci boppam moo fa ëpp ak non Genova si ñoo ngi ci 689 waaw am na beneen chiffre bu ñu ci wax 780 moom ñu ngi koy vérifier mais 689 yi c'est sûr am na ci ville de Genoa boo demee Liguria ñoom 689 waaw 689 ñoom ñoo fa ëpple muy non Genoa wax naa leen ko ba pare Friuli Venezia Giulia ñoom amaguñ yu bare que fa ëpp 385 mooy Udine moom moo fa ëpp Sicilia ñoom tam àggaguñ 1000 donc bariwuñ ñoom cas yu bare Catania moo fa ëpple am na ku ma doon laaj Catania aussi Catania am na 274 cas Puglia ñoom tam àgguñu 1000 Bari moo fa ëpple ay cas ak 268 cas donc Umbria ñoom ñi ngi ci Perugia 424 moo fa ëpple ay cas Abruzzo ñoo ngi ci 370 cas muy Pescara ñoom ñoo ci ëpple ay cas gaa yu bare Pescara lañ nekk Molise Campobasso ñoom tuuti lañ am 54 cas donc yooyu mooy yi nga xam ne si mooy province yi ak région yi yeneen yi daal waaw yii ma leen di lire chaque jour mooy yi nga xam daal ñoom yu gën a grave fii la mort yi ëppee fii la cas yi ëppee contact bi fii la ëppee voilà boo demee bu ko tas Italie yëpp nag moom day metti quoi di leen ko lire chaque jour rapidement ngeen may ma dóor ko ñi nga xam ne si bon dégguñu chiffres yi en français moom lire leen ko ci italien nostri amici ok il totale del 23/03/2020 sul territorio nazionale siamo arrivati a 63.927 casi, di cui 50.418 sono positivi, i guariti sono 7.432, i morti sono 6.077 casi morti, ok? I ricoverati in ospedale sono 20.692 con sintomi, ok? Quelli che sono in terapia intensiva sono 3.204, ok? Quelli che sono in quarantena obbligatorio sono 26.522. Bergamo è la città che registra più casi con 6.471 casi. Brescia viene come secondo con 5.905, Milano 5.326, Cremona 2.925, Lodi 1.817, Pavia 1.444, Monza 1.130, totale delle province della Lombardia è 28.761, ok? Se andiamo in Emilia Romagna rapidamente, Piacenza registra 1885 casi, Parma 1364, Reggio Emilia 1369, Modena 1155, così via per tutta l'Italia. Queste sono le regioni che hanno più casi nel territorio nazionale. Grazie, domani vi leggerò quello di martedì.
ok italien yi tam ñoo ngi sant maanaam Russie ñoom ñu ngi leen di dimbali ju bari cubain yi am na seen ay médecins yu ñu yabal ñu bari ñu ñëw fii ak chinois yi français yi aussi am na dimbali leen def Allemagne dimbali nañ leen dem nañ ba jéem rek jël nañ fi 8 patients yoo xam ne si ñi ngi am corona bi sont en thérapie ñu jël leen fii yóbbu leen Allemagne kooku pour wax leen ne dem nañ ba hôpital yi amatuñ dañuy wut sax ndimbal fu ñu jël malade leen yóbbu moo tax Sénégal bu leen fooye lii topp leen Macky Sall wax topp leen li état bi wax bu leen dem bañ leen di forcer waaw di leen ci dóori yat sénégalais xam naa ne xamul buur saay na waaw waaye buur def na noonu moom rek lañ xam wala nga jël yat wi dóor waaw seen dëgër bopp gi bàyyi leen ko damay julli ji par force di jaay yéen a fi gën a nekk ay jullit waaw màkkaa ngee dañoo tëj kaaba ga na leer voilà dégg naa démb benn imam nekk seen association imam yi ñii ne ci réseaux sociaux yi waxte li ñuy wax xamuñ ci dara vidéo bi moo ngi fii leeral nañ ne ñun ñoo décidé ñoom imam yi ñoo toog ñoom ñépp te këru diine gu ne am nañ fa représentant ci biir association boobu ñoom ñu waxtaan seen biir d'accord ci tëj jumaa yi ak jàkka yi ñu dem ci Aly Ngouille le ministre de l'intérieur jox ko moom mu dem conseil des ministres jox ko président de la république Macky Sall avant muy jël benn décision dafa yable délégation ci kër kilifa yépp wax ak ñoom bañ ànd ak moom ci loolu ñu doog koy appliquer donc ñii di yuuxu naan Macky Sall mooy tëj jumaa yi mooy Macky Sall musul tëj benn jàkka ñoom ñoo ko décider seen bopp ñoo ko wax voilà donc loo leen di wax day war a nekk loo leen di xam sinon fake news lay nekk di wax nit ñi loo xam ne xamu leen ca dara bu fekkee woon buñ koy décider dafa ne Macky Sall moo yeewu rek moo Aly Ngouille Ndiaye ñu ne dañ tëj jàkka yi jumaa yi c'est pas vrai c'est les imams eux-mêmes ñoo ko décider imam bi wax na leen fa mu nekk nee na man sama jàkk tëj ba mu jekk bu nodd jotee te aayuwuñ ay nodd day dem ubbi waa ji nodd ba pare mun a ràpp jàkkaam nee na moom këram lay julee jiital ca wax ja voilà leeral ko naan ñi te kenn du weddi la mu wax nit ñi bu ñuy wax dañuy war a informer wu bu baax doo ko nekk ci réseaux sociaux yi ci panel yi di kàcc di wax yoo doo xam ne dara amu ci nit ñi di leen dégg di leen gëm di leen wax dëgg bala ngay jaay mën a julli bala ngay jaay ak njullit da ngay màndu di wax lu leer te bañ a gàddu àq loolu ci ponk l'islam la bokk waaw parce que julli ga ngay dem di ñu jaay ne jullit nga am na lu la war bala ngay julli waaw parce que dem di julli ji ba pare doo wax lu la wóor doo yéene nit lu baax doo def lenn lu baax kooku sa julli gi sport ngay def bu ñu rey ngistal ak bës naan man maay rente bon wala kii dem ba jumaay Tuuba naan fii la mbir mi nekk kii moo ko yor kee dem naan jumaay Tiwaawan kii moo ko yor kenn yoru ko fi julli gi benn la alxuraan bi benn la téere yàlla bi benn la waxi yàlla benn la yonent bi benn la voilà ñi ngeen ni mbubboo ay El Hadj Malick ak sëñ Bamba ak ñu baax ngeen ne ci Sénégal ñoom mus ñu am ay problème yéen na yéen bëgg indi seen ay problème pour seen ay intérêt personnel lu ngeen def seen poche yi voilà ñii fi newoon di yuuxu naan ay coronavirus xam boo ko man Tuuba laa xam di jaay ngan réy lamiñ bañ leen yóbbu dig yii laa la wax lañ waxoon yépp lekk nañ ko kooku nag mooy ñëw di la gëmloo que ne moom moo la gën a nekk jullit dafa gëm la nga gëmoon ñoom lañ gëm ba leen dig woowee lañ lekk lépp ñëw wax safaan ba léegi sax ñoom ay promoteur non ay promoteur lañ léegi pour di sensibiliser nit ñi quoi mun leen ko woon a jëkke tey ji bu ngeen koy def ay foo ngeen fake xam nga li naan fake ay foo ngeen police dong ngeen jàkkaarloo lekk lu ngeen waxoon yépp ay tàppet ngeen comme ci mën a doon voilà lu baax bu ngeen ko gisee di leen conseil nit ñi lu baax waaye gàmmu gi bu amee man def naa sama tante pare na naa lii pare na naa diw pare na ñu may jox ay millions tax mu ñëw fi di gëmloo nit ñi loo xam mën nañ ci dem ñu rey seen bopp ñu wàllante ko fa yéen seen yoon new yéen daal encaissé millions yi moo leen intéressé te naan ay jullit ngeen te naan yéen ay dem di yuuxu naan da ngeen di julli par force seen bakkan ngeen ci teg ku ci teg bakkan dana tàppe dem digg gi rek lekk lu mu waxoon may leen ñu jàmm waay ji da ngeen nekk ci dëgg bàyyi caaxaan yi voilà léegi mu ñëw indi leen benn vidéo benn cas boo xam ne dafa am fële ca Zac Mbao léegi chef de quartier ba ñu di ko wax Fatou Chérif Diouf moo ñu koy nettali kii li tax ma di ko signalé Xaadim ngay tewee di ko signalé ñoom dañ amoon paa bi nga xam ne si dafa feebar ci guddi gi à 1h du matin am problème de respiration
de 1h à 4h du matin woo nañ centre de secours yépp woo police gendarmerie boo woowee fii ñun la noodu suñ compétence wool kii ñoom ñu woo foofu ñu ne ko wool diw moom mu woo diw moom 1h du matin laa no ba 4h du matin man lu ma leen di wax dama koy documenter ma yebal baara mu dem dékk ko microphone mu wax nettali kaa bi ñu demee ba 4h du matin góor gi mënatu koo def yàlla jël ko voilà bi mu ñëwee dañ yaakaar ne kaawu coronavirus la na wax ji leer voilà mais ñoom bi ñu wooyee seen docteur benn docteur bu ñëw di constater décès bi parce que paa bi dafa mujj nelaw ay booru 4h du matin yooyu parce que amuñ secours yi ñëwuñu en temps parce que mënuñu woon xam service boo woo ñu yebal la ca beneen ba góor gi noonu la ca yeme biñ constater décès bi docteur daf ne leen arrêt cardiaque la am parce que waa koñ beeg waa quartier bi dañu yaakaaroon ne coronavirus la docteur bi nee na leen du coronavirus moo ko rey arrêt cardiaque moom moo ko rey voilà donc muy leer parce que bu ñu ne woon rek corona wala ñu bàyyi noonu docteur bi waxu leen ko woon waa koñ ba dañuy commencé jaaxle dafa ne nangam panique boo xam ne si doo xam fu muy yem voilà donc loolu docteur bi leeral na ko danaa leen dem lii tegal leen interview bi nga xam ne Lamine Bara Mboup dem na dégg ko ki nga xam mooy chef de quartier bi moom mu expliquer le cas après ñu ñëwaat quoi li tax ñu koy dénoncer rek pour que état bi mun ko dégg ministère de la santé mun ko dégg ñoom ñu mën a jóg ci ëllëg cas bu mel noonu kum dal secours yi ñu xam directement ñoom daañ mën a intervenir ndax de 1h du matin jusqu'à 4h du matin je pense que bu ñu demoon 30 minutes après wala 20 minutes après doon du woon ñàkk ñu mën a sauver góor googu waaw Sénégal nag boo waxee ñu ne loolu la yàlla dogaloon dugg na fii yàlla bay sa tool looloo tax ñu signaler cas bi voilà déglu leen Bara Mboup ak Fatou Chérif di chef de quartier wu cité Sagef Bële waaw ca Zac Mbao après ñu ñëwaat. waaw salaamaaleykum sëñ Khadim Lamine Bara Mboup maa ngi fi actuellement nii ci Sagef Zac Mbao parce que dañ ma annoncé benn urgence boo xamante ne te bëgguñu mu law parce que loo xamante ne plainte mën na ci am yoon jëm ci waa SAMU ak organes sanitaires yi te bala ñoo egg ci loolu nag il faut ñu leeral ko parce que comme le ministre de la santé joxe na ay directives ak ay mesures te fu ci nekk aussi def nañ fa numéro vert pour en cas bu fekkee ne am na problème bu am loo xamante ne suspect la bu kenn bouger bu kenn def dara li ñuy def mooy ñu woo leen bien cas bi am fii nag Zac Mbao am na fi biig mais bi mu fi amee directive yi nga xamante ne moom la ñu santaane kii toog nii di madame Diouf di chef de quartier bi moom en personne def na li mu waroon def lépp moo tax ma ñëw fii moom ci làmmiñam mu leeral ñu xamal ñu lan moo tax li am ba nit ñi mer ba boo deful ndànk plainte na ne cee jub jëme ko ci SAMU kon boog madame Diouf ñu ngi lay bàyyi kàddu bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim man la Fatou Salif Diouf waaw Fatou Salif Chérif Diouf délégué de quartier fii ci Zac Mbao à la cité Sagef 2 waaw li dañuy leeral rek ni démb suñu dëkkaale yi dañu ñëw fekk tëdd naa ñu yeema ñu dafa am seen paa bi dafa demoon Pikine ñëw feebar te comme mi ngi doon sëqat tuuti amul kii am difficulté pour nooyi ak fi jamono bi toll man ma def li ma war man leen léegi isolé leen ko parce que kon xamuñu lu ko dal ñu woote ci numéro yi ñu jox ba ma wootee numéro yi jot naa SAMU ba ma jotee ñu posé ma question ñaata at la am na mu tudd ak yëpp ñu wax leen ñu ne dina la revenir mujj bi ma woote waat beneen numéro ñu jox ma numéro waa ministère de la santé ñoom tam joxaat ma moom daal maanaam ku ma wooree danga may jox beneen numéro ku nekk rek foo su ma la woowee rek di nga posé ma question ñaata at la am yaram bi tàng na lii na jox ma waa këram ma jox leen ko ñu posé la question ni dinañ revenir foofu lañ ci toll ñu dem ma woote 18 sapeur pompier ñu ni ñoom mënuñu ñëw mooy ba paa bi décédé 4h du matin la mujj décédé ba mu décédé damaa woo waa sapeur wax leen ko ñu ni ñoom mënuñu agir te police joxu leen kii bi ndigal
ma woo police ñu ni ñun ci gendarmerie zone franche lañu dépendre ma woo waa zone franche mais damaa woote ba sonn ñoom mu mënuma leen jot après am na benn major bu nekk Thiès bi ma doon jàppale parce que dañ ma joxoon numéro am waa sapeur sax ñoo ma ko jox ba ma ko joxee moom mu ni jóge na fii léegi mi ngi Thiès mais numéro yu bari moo ma ko doon jox ma ciy woote mu may jàppale chaque instant maa ngi koy saluer de passage mu ngi woote moom itam di nemmeeku di xool fu mu toll ak yooyu waaye vieux bi dafa mujj décédé. kon daal sëñ Khadim ak yéen waa Sénégal waa diaspora ngeen dégg ni mu demee gis nga koo xamante ne ay boru 1h du matin xaw na am lu mu yëg ci yaramam di xaw a fat ñu ne cas suspect la ñoom ñi def li nga xamante ne moom en personne moom ak borom këram def li nga xamante ne moom mooy les premières mesures yi nga xamante ne moom lañ santaane mais lañ la ñu mujjee ba 4h du matin ñu toog di xaar fu nekk woote nañ fa police gendarmerie sapeur ñu leen di jaabantaloo daan xaar leen di leen passante numéro waa sami en perte ñoom seen bopp ñi nga xamante ne automatiquement dañoo waroon départ ñëw nekk fa naan ndax mel na nii ndax bopp bi dafa tàng ak ndax yaram bi dafa tàng ba 4h du matin 1h du matin ba 4h du matin ba góor gi noonu la génnee àdduna bi nga xamante ne def nañ ko tamit constaté nañ wax nañ ak médicaux bi nga xamante ne ki fi mujjee ñëw ci suba mooy médecin bi nga xamante ne mooy hôpitalu Mbao bi moom moo fi mujjee ñëw constaté que ne góor gi kat li nga xamante ne moom moo ko faat lu dara lu dul arrêt cardiaque ndax boo gisee nag ñu ñëw fii aussi di wax dañuy bañ ñu ne coronavirus comme que léegi dafa gaaw dañuy bañ ñu ne coronavirus la bu ko defee ñu yàq bépp quartier bu ko defee indi ay problème indi panique ci kii moo tax bi ñu ma ko yëgee rapidement ma ñëw ñun Khadim Gueye TV ñëw rapidement pour indi leeral bi li nga xamante ne nag mooy cas bi li ñu metti waa quartier bi ba boo deful ndànk plainte dina ci jub maa ngi koy waxaat plainte dina ci jub au niveau des instances sanitaires parce que du yoon. non assistance à la personne en danger. du yoon parce que non assistance à la personne en danger surtout moment bi nga xamante ne cas bi ni mu mel ni nga xamante ne nee nañ bu kenn laal bu kenn dul def dara mais ñoom bu fekkee ne ñoom ñoo war a nekk di secourir nit ñi di taxawu nit ñi ñuy nekk di leen jaabantelo mais ba amuñu benn sens amul benn valeur ñu leen fiy bàyyi. donc ñi ngi adressé au ministre de la santé surtout au chef de l'État au ministre de la santé ñu xoolaat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk urgence yi ak assistance yi parce que lii bu fekkee ne lii la ñu bëggee lutter coronavirus bi ma xam ne kon nit ñi dinañ faatu voilà lii nag mooy metti nañu nit ñi nag metti na waa quartier bi amul ba tey jii amul kenn koo xamante ne ñëw na taxaw fii lu dul xanaa bi nga xamante ne góor gi fi mu nekk nii ba heure bi may wax ak yéen ñi ngi koy jël nii sang nañ ko ñu ngi koy jël di ko yóbbu di ko denc mais le médecin nag bi nekk fële Mbao ñëw na ba constaté na ne vraiment moom li ko faat góor gi moom mooy arrêt cardiaque donc lii daal mooy li nga xamante ne waroon nañ ko leeral wax ko mais nag dinañ ko topp ba mu jeex parce que lii luñ ko bàyyi mu law ñoom dinañ répondre que ça soit le SAMU que ça soit les instances sanitaires ñoom ñëpp dinañ répondre te lii on adresse ça au ministre le ministre de la santé yow war nga monsieur Ablaye Diouf donc il faut prendre des mesures soxna si lan nga ci mën a yokk. waaw di ñaaxaat askan bi rek ñuy tey bañ a gaaw a paniquer parce que du ku feebar rek da nga am coronavirus ñuy tey rek information yi balaa muy jàll ñu xam bu baax si di tamit balaa ñuy reprendre nit yi ñu xam bu baax lu ñu kam ndax buñ déggee tubaab cas suspect lañ wax waaw c'était pas avéré léegi nag nañu di tey te ñu ñaan yàlla musiba bi jóge fi yàlla sàmm ñu rek sàmm bépp julli ci barke Serigne Saliou amiin jërëjëf amiin kon xañ soxna si ñu ngi lay gërëm di la sant aussi di la gërëm ci sa disponibilité vraiment di kontaan aussi gis nañ tamit taxawaay bi nga xamante ne yaa ngi koy def aussi ci quartier bi gis nañ ne en première instance lu am rek yaa ngi ci taxaw gis nañ aussi tamit sensibilisation bi nga xamante ne commencé nga ko aussi di ko def li jëm ci problème mu ni nga xamante ne noonu la ñu war a jëfandikoo ci forum raxasu beeg prévention bi gis nañ ne aussi yaa ngi ciy yëngatu bu baax di la ñaanal aussi tamit yàlla defal la jàmm defal ko waa quartier bi aussi defal ko ñëpp ba li nga xamante ne moom moo fi nekk yàlla dàqal ñu ko ci ni mu gën a gaawee di ñaax nit ñi rek bu kenn panique bu kenn def lu am rek balaa dara xew rek woote leen comme ni nga xamante ne vraiment soxna si noonu la def délégué de quartier li nga xamante ne moom la def te nii rek mooy li nga xamante ne moom mooy rôle am di ko remercier bu baax di remercier ñëpp
donc Khadim Gueye Lamine Bara Mboup Khadim Gueye TV. voilà dégg ngeen Bara jërëjëf ci liggéey bi ok yéen a ko dégg je répète dégg ngeen li ndaw si wax moom moo waxal ñun signal rek man li ma ci intéressé gën ma ci intéressé mooy ñi war a secourir nañ dégg lii ba ëllëg bu ñu leen woowee cas yooyu ñu bañ a woo parce que woo pompier woo gendarmerie woo police woo fu ne nga woote fa kenn mun la ne ñii ñooy jël ambulance bi ñoo ngi ñëw kooku day metti voilà te buñ ko accéléré secours yi di gaaw daañ sauver du ma ne dañ sauver ñëpp waaw mais bu doon fukk au moins juróom yi daañ leen sauver mais boo ñëwee toog 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures de temps sa waaye mënuñ ñëw benn ambulance ñëw secourir la kooku tey c'est pas normal état bi nañ xool loolu ministre de la santé nañ xool yan action lañ war a mën a def ñan lañ mën a activer ba boo wootee ñu mën a ñëw secourir sur le coup c'est inutile ñu ne ñoo ngi secourir ñëpp nangam ci waxi kese mais lii ay fait la voilà liñ war a leeral mooy coronavirus reyu ko arrêt cardiaque la am voilà donc remercier Bara di remercier Fatou Chérif ci signalation bi bon beneen vidéo bi ma leen bëgg a woon mooy liñ doon wax dajaloo yi marché yi nekk Sénégal fii il faut le président Macky Sall jël mesure yu dëgër xam nga tas yii am na boutique yoo xam ne si comme fii niñ ko tëjee fii dañoo tëj li nga xam ne du service yu essentiel boutique buy jaay ay dàll ak ay tissé ay mbasin yu kenn xamut kooku seen intérêt kooku amalul njariñ actuellement nit ñi voilà parce que kenn demul di jënd ay dàll parce que day am ngénte ak takk gannaaw dindi nañ ngénte ak takk ya boutique yooyu mën nañoo tëj 2 semaines wala 3 wala li gouvernement bi décidé ndax marché bi bañ a am daje yooyu ndax am na sama classe gi dañuy dem di xool jënduñu dara yoruñu tous sax mais wër rek àndandoo lu nañu xool ko lu nañu laal ko daje ba day daal di bari donc bitig yi nga xam ne si defuñu jaayuñu lekk lu nit ñi dundee ñooñu mën nañ leen a tëj pour benn période ba affaire yi wàññeeku voilà kooku tamit dafa am solo te tamit état bi nañ dimbale nit ñi nañu xool ban forme lañ leen mën a dimbalee loolu moom tam lu ñu war a wax la parce que nit ñi boo leen mettre en quarantaine nga tëj leen doo génn doo def dara Sénégal xam nga ni ñu bare dañuy yeewu dem daax ki wërsëg am ñoom seen peel la ñuy gàddu dépense bi fa lañ ko tega way bu ñu yeewoo dañuy dem wuti lu ñu toggee ndékkeek añ ak reer wala bu ñu ndékkee dañuy dem soxlu ji loo xam moom la ñu war a añe reere ko ñoog seen jabar ñooñu boo leen ne doo génn kër ga xam nga kii reyante lay indi donc état bi na leen jéem a wut ban mode la leen mën a dimbalee waaw ou bien les denrées là yi nga xam ne si mooy li ñuy jëkk ceeb yeeg ay diwlin yooyu ñu jël période boo xam ne dañuy sacrifier wu génne xaalis boo xam ne dañ koy def pour wàññi leen prix yooyu bu doon jar 1000 ñu joxe leen ko téeméer ndax que ñu mën a jënd tuuti loo xam boo leen toogal 2 semaines bul génn sa kër sax ñu am lu ñu mën a lekk il faut ñu def ko parce que prix yi mënut a cher nii nga bëgg a prétendre aussi que ne kii du génn dem lu wuti parce que aussi d'une part yaa ngi freiné feebar bi mais de l'autre côté am na ñoo xam ne xiif moo leen di rey seen kër si du Sénégal bu dee fii man mën naa dem duggi pour 1 semaine sama kër maa ngi nii dugg naa yëpp bu ñu dem woon doo fi génnati fekk 1 semaine 2 semaines aw ma problème comme samay moroom fii ok tubaab yi la même chose parce que ñoom dàquñu seen wërsëg jour par jour dem di ko wuti heure par heure donc xam ngeen ñi am problème yooyu wàññi leen prix bi bañ xam ne daañ ci mën a jënd tuuti lu stocké sax benn semaine de ceeb xam nga wala de diwlin de saabu duñ dem di ko wuti parce que bu ñëpp jógee dem di wuti rek daje ba day am te luy undi rayante la parce que man du ma xiif ba pare di tëdd deeg sama xiif ma ak sama njaboot donc il faut aussi booy tere nit ki dara aussi nga am côté boo ko assister ba mu xam ne yaa ngi koy jàppale ci côté boobu kooku lancé nañ ko le gouvernement et je pense que Macky Sall yooyu sensible na ci dana ci def dara quoi voilà donc ñu wan leen marché Thiaroye bi ngeen xool lii ndax jaaru na lii ñaata comptage moo fi mën a génn après ñu ñëw quoi voilà. xool leen fii marché Thiaroye la raay bi état na def liggéeyam lii baaxul si feebar nañ ñëw tas fii tey la si dimanche le 22 xool leen na yoon nañ ñëw tas marché bi waaye lii baaxul na ku nekk toog këram mais te nañ école yi
ba léegi xale yeeg ñëpp a ngi taxawaalu si mbedd bi lii di yoon lii baaxul Sénégal nañu yar waay mi ngi noonu yéen a ko gisal seen bopp donc ñii mooy ñooñu naan dañuy dàqi wërsëg yi justement waaw mais buñ dajee fii kenn ci ñoom rek riisoo yeeg laalante yi rek buñ fa jógee 100 yanu nañ ko 200 300 ña ngay yegar yi defe ne ñoom dara dalu leen te jël nañ ko da ngay yeewu rek comme film amee woon ñu koy sous-estimé de 60 cas ñu naan du dara dañ yeewu rek commencé départ 500 cas 1000 cas 2000 3000 4000 waaw ba ñu ngi nii 63 927 imaginez ma chiffre bi au Sénégal waaw moo tax ma ne bu leen caaxaane lii bu leen ko caaxaane nañ wut nuñ leen dimbalee waaye toog leen seen kër yi lu dul farata bu mu leen tax a génn défendre sa bopp avant tout ni ma leen ko waxee démb koo jàkkaar lool muy sénégalais nga séen ko sa kanam jàppal ne moom dafa am coronavirus boo ko defee da nga ko moytu voilà te boo bëggee moytu ñëpp nag nooy def di nga toog sa kër loolu mooy solution ba topp liñ la wax raxasu yi set gi habitude yi ñu yoroon ñu dindi ko ay ñeenti kaas ci kër fukki nit ak juróom fukki nit yooyu sax nañ jéem a wut contact yi dajaloo yi benn plate buñ doon séddale bool yi nañ ko def juróomi bool nga xam ne au moins ba ñaar ñett ñoo ci sukk ñuy respecté yooyu ndànk rek daan jël habitude bi te bu jàllee dañ am habitude yoo xam ne yu yàlla ak yonent bi ñëpp rafetlu la ñu koy rafetlu muy habitude yu baax muy set muy tout voilà donc ñu jóge foofu gis ngeen marché yi bii lañ leen won rek mais marché boo dem Sénégal noonu la donc fii nag boo tëjee bitik nga xam ne si vraiment ñoom bëgg nañ seen réew bëgg nañ peuple Sénégal daañ sacrifier wu tëj tuuti waaw bu doon 2 semaines ñoom ñu tëj ko kuy jaay ay dàll ak ay affaires yoo xam taluñu ko voilà ay télévision yu kenn xamul kooku jarul ngay ubbi nit ñëw di visiter di xool te jënduñu dara xam nga wala benn nit moo ci jënd ci fukk yu fa dugg dajaf yooyu war na mën a ñàkk kiy jaay lekk gi nag ay sobleeg ay ceeb ak ay diwlin kooku ñu bàyyi ko te ñuy respecter distance yi am yar bi comme ni ñuy def fii bu leen ñëwee kii boutique bi moo ngi nii ngeen jël distance bi waaw affaire mburu yi ñuy jaay ci fuur yi tëj nañ boutique yi koy jaay léegi fuur bi bu ñu fa dajee fuur yi ñoo war a am fulla seen bopp danaa ci def benn service incha allah fan yi baara dina leen ko defal xam nga ñu respecter distance yi kenn ku nekk dànd sa morom 1 mètre ñu def mburu mu doy nga xam ne seen ñëpp bañ a ñëw yàkkamti man dama pressé kii ne dama pressé ñoom ñëpp ñu ne fay buuxante yëf baadoole yooyu Sénégal yi def xuloo yee xeex yi yooyu dafa war a mën a ñàkk voilà ba keroog ñu am solution lii dañuy ñaan yàlla mu gaaw a jeex mais temps bi nga xam ma nga fa buñ bëggee mu gaaw a jeex nañ respecté yooyu sacrifice lay coûter nag voilà parce que ñun ñii ku ci génn dem supermarché boo daan ñëw def ci 10 minutes da nga fa def 30 minutes tey parce que boo ñëwee ñu nga taxaw kenn ku ne sa numéro nga yor voilà distance yi dañ koy respecter par force bu ñaar duggee ñu xaar ba ñaar yooyu dugg jënd li ñuy jënd rapidement génn ñu dugalaat yeneen ñaar xoolal foofu bu fa téeméeri nit 50 wala 100 personnes ne ban heure lañ fay jóge ñu mujj mais am nañ patience parce que exigence la affaire bi moo ko laaj pour que ñu mën a freiner feebar bi donc il faut ngeen observer loi yooyu bàyyi habitude yi ngeen yoroon bàyyi dëgër bopp gi voilà ndax yoon dana dal ci seen kaw kuñ ci tëj kaso kuñ ci doon contravention na nga ko fay am say mbokk rek ñooy soom voilà dëgër bopp nag bañ lay dóor ak contravention tëji kaso kooku def naa war na mën a ñàkk toog leen seen kër yi temps bi lu ngeen ko gën a gaaw a def rek affaire bi gaaw a jeex kenn ku ne dellu ci la nga nekk voilà léegi am na benn problème boo xam ne si Mame Gor Diazaka daf ko signalé muy lu am solo parce que temps yi kuñ tëj sa kër demoo dàqi wërsëg yi ñu doon wax léegi nan ngay def am na locataire yoo xam ne dañuy ñëw taxawu la bu weer dee ñu ñëw da nga may fay kii bu génnul doon dem di dàq wërsëg pour fay luyaas bi nan lay def ba fay la ko kooku état bi war nañ ci réfléchir wax ak ñi nga xam ñooy locataires yi bañ muñal ñii parce que ñun sax fi ñu nekk banque mën nga leboon di ko fay ci sa salaire dañoo wax ak état bi dañoo wax ak banque yi ak ñi nga xam ñooy leble ay xaalis période bi ñii ñi ngi leen toogloo ci kër yi amuñu lu ñu leen fayee donc dañ ko aj ba fekk 6 mois ñuy doog a commencé fay voilà donc loolu tam Mame Gor signalé ko muy am solo moom laa leen bëgg a tegal nii ngeen dégg ko après ñu dellusi ma doog a tàggoog yéen ñu tegal leen Mame Gor Diazaka. waaw salaamaaleykum donc nag maa ngi féliciter le président Macky Sall tey jii président wane na ni c'est un bon président
wane na nit ku njaboot la ku bëgg Sénégal la ku bëgg réewam la parce que réew am na foo xam ne bu fa tolloo yenn décision yi il faut que nga dóor ci table ji jël ko donc nag président ñu ngi koy féliciter di encourager tamit les opposants yi nga xam ne président tàllal na leen loxo ñu ñëw waxtaane réew mi parce que réew du lépp politique la war a doon beneen message bi nga xam ne nag moom laay lancé ñi ma koy lancé mooy les propriétaires de maison mooy ñi nga xam ne ñooy loué kër yi tey jii couvre-feu dafa am ak nu mu tudd état d'urgence ñu bëri liggéeyuñu homme d'affaires yu bëri ak ñi doon lijjanti ñu bëri tey jii dañu wàññi seen dem ak dikk toog ndax coronavirus bi nga xam ne moo am ci réew mi bu fi benn propriétaire génne kenn këram il faut que état bi bàyyi xel ci loolu parce que mënuloo tey jii nit ñi liggéeyuñu propriétaire u kër yi kenn ku nekk bëgg bu weer bi dee nga taxaw bu la nit ki fayal nga génne ko sa kër loolu moom il faut que état bi bàyyi ci xel moom laa ni naa profité ci occasion bi dénoncé ko pour sénégalais yëpp jot ci bu benn propriétaire génne kenn këram nañu bàyyi nit ñi ci seen aafiya ñu xeex ak maladie bi ñu jóge fi ñu delluwaat ca la ñu nekkoon wasalaam merci. voilà loolu Mame Gor Sakho moo ko def yónnee ma ko muy lu am solo parce que moom tam gis nga sensibilisation mi ngi ci xalaat côté bu nekk tu as vu lu mu xam mi ngi ko ciy génnee parce que lii ñu bari duñ ko woon science mais am na ñu koy dund voilà. ñoo xam ne benn 40 wala 50 000 bu ñuy fay nga tëye leen ci kër gi ñu waroon dem di ko lijjanti xam nga pour am ko nga tëye leen par force mënuñoo génn dem di ko wuti nga ñëw bëgg leen a taxawu sinon dama lay génnee boo leen génnee ñu ne ci mbedd mi kooku waruñu état bi waru ko permettre kenn voilà dañu war a am patience te xam ne situation exige situation bi ñuy dund la bu ñii amee yenn patience yi ñoom tam dañu war a am muñal ñii nga xam ne si ñoom lañ ñoom luyee seen i kër waaw waaye bañ fa ñëw di xuloog ñoom du matin au soir dama leen di génne jël sa ay bagages di sànni ko ci def état bi war na dal ci ki nga xam ne si moo luyee kër googu voilà kon nag gars yi def naa loolu mooy li fi xewoon tey di leen war a tàggu bala ma leen di tàggu nag ma tegal leen li nga xam ne si moom laa leen waxoon sànq mooy li nga xam ne am na ca Sénégal démb jóge ca ministère de la santé ñoom ñu waxe ko nii léegi ma dóoral leen li nga xam ne si mooy li ñu fa wax ñoom ngeen déggal seen bopp numéro yi nga xam ne duñ fa nekk di discuter di leen jox ay fake news yi gars yi def chaque jour. Patients hospitalisés sont contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, parmi lesquels le cas numéro 5 du 11 mars 2020. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba est stable. À ce jour, 79 cas ont été déclarés positifs, dont 8 guéris et 71 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Ñu leeral leen communiqué bi xamante ne mooy ñaar fukkeel ak ñaar muy joxe point de situation tey altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ministère de la santé et de l'action sociale jot nañu résultat wu examen yi ñu def si juróom benn fukki test yi ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif juróom benn yoo xamante ne ay cas importé la mooy cas yoo xamante ne bitim réew lañ ko jële indi ko ñaar yoo xamante ne cas contact la mooy ñoo xamante ne dañoo jege woon ñu contaminé ñu leen doon suivre ak ñeent yoo xamante ne transmission communautaire la ci dëkk bi lañ ko jële ñu leen di yëgal tam nga si patients yi ñu hospitalisé am na ñett ñu defal seen contrôle ba ñoom wér nañ léegi si ñett yooyu d'ailleurs cas numéro 5 bi xamante ne le 11 mars lañ ko contrôlé woon kooku bokk na si ñu wér ñu leen di yëgal ne fii si Dakar ak Touba dañ fay hospitalisé ñu ngi leen di suivre te ñu ngi am tan tey mën nañu wax ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent cas positif moom la ñu déclaré Sénégal depuis ñu commencé mu am si juróom-ñett yoo xamante ne wér nañ
bon nag juróom-ñaar fukk ak benn ñoom ñoo nekk tey en hospitalisation. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demandé population yi ñu respecté bu baax ndigal yi xamante ne jox nañ leen ko pour ñu mucc si jàngoro ko maa ngi leen di gërëm baax. voilà kooku mooy Abdoulaye Diouf Sarr dégg ngeen ko ñoo waxal seen bopp comme ni ma leen joxe datu démb la lundi comme résultat yi ma leen jox démb la incha allah bu subaa ci mercredi bi daan leen jox yi nga xam ne si moo xew tey jii di mardi voilà foofu laa yem ak yéen di leen rappeler rek Khadim Gueye TV la tudd comme ni ma leen koy waxee bindul activer cloche bi wax ko sa mbokk wax ko sa xarit ku jox vidéo bi rendez-vous bi demee la ci heure bii nuyuwuma kenn joxuma kenn loxo sequma ko ak yéen ba suba ak jàmm.